jël kàddu gi jox ko Oumou Ndiaye. waaw asalaamaaleykum mbooloo mi asalaamaaleykum mbooloo mi man la Oumou Ndiaye bokk ci mouvance présidentielle nekk chargé de mission à la présidence ñu ñëwoon fii nag tey jii di réceptionné ceeb bi nga xam ne suñu coordinateur communal muy monsieur Demba Diouf andi ko du ñu ne guleet nag ci Demba Diouf ndax Demba lépp lu jigéenu Thiès monsieur sumb rek ànd na ceeg moom dugal na ci loxoom seetaan ñu benn yoon comme ni may waxee rek wax ji ju baree du Demba waaye jëf ji bu baree Demba Diouf la force tranquille la Demba ngi ci koor gi Demba ngi ci tabaski bi Demba ngi ci korite gi Demba ngi ak jigéen ñi saa su nekk xëy na nag li muy def ci suuf sax moo ëpp li muy def ci kaw ndax ñoom xëy na moom ak sama coordinateur départemental Augustin noonu la leen yàlla bindee jëf la ñu gën a mën a waxee gisu leen waa kër njabootu Demba Diouf di xuloo gisu leen njabootu Demba Diouf di saaga gisu leen njabootu Demba Diouf di xaste ñoom jëf rek lañ ci nekkee jëf lu bëri wax tuuti kon dañ koy sant di ko gërëm bi mu ñëwee andi participation ci journée paix solidarité bii nga xam ne bon mouvance présidentielle da koy def sant nañ ko gërëm nañ ko jërëjëf Diouf. Tandiène Ba. Ba Diallo responsable politique PIT Benno Bokk Yaakaar Thiès Ouest maa ngi nuyu waa Sénégal di nuyu waa région de Thiès ak département de Thiès ak commune Thiès Ouest bi di wax ne tey danoo kontaan ndax tey mobilisation bi ku ko gis xam ne du jigéen ñi dong ko def danoo am doole tey am ay góor yu ñuy dooleel yàgg noo dooleel muy le ministre d'État monsieur Augustin Tine teg si monsieur Demba Diouf ministre assistant conseiller à la présidence de la République ñëw tey gën noo dooleel à le premier vice-président de l'Assemblée nationale monsieur Abdou Mbow ngeen noo dooleel nag tey fii ci sunu journée bii indi na ñaari tonnu ceeb booleeg ak taxawaay ak mobilisation bu baax ñëpp ñëw fii ci biir mairie bi kon duñ def lu dul woon sant ko gërëm ko di ko ñaanal yàlla na ko yàlla gën a may wér gu yaram gudd fan mu mën a gën noo mën a jàppale di ko wax rek ne ko nag monsieur Demba Diouf moom les 3 hommes infatigables du président de la République muy monsieur Augustin Tine monsieur Demba Diouf monsieur Abdou Mbow fii si biir Thiès ñëpp xàmme nañ leen sonnunu tàyyiwunu seen poste fekkewu ko seen doole fekkewu ko lépp ñi ngi taxaw si watu jigéenu Thiès yii Benno Bokk Yaakaar di leen jàppale kon ñu ngi leen di wax jërëjëf li ñuy wut fii nag tey ànd ak président de la République son excellence monsieur Macky Sall yàlla nañ ko bokk ak ñoom ñu de tiitunu dañuy wax en avant rek bu ñu jógee fii dañuy dégager perspective ànd ak majorité présidentielle bi pour mën a dem sa kanam ba nga xam ne fu ñu demetee élection dañ naan 100% département de Thiès région de Thiès jërë ngeen jëf. maa ngi tudd Diegay nekk présidente commission sociale may remercier Demba Diouf di ko remercier moom ak coordonnateur départemental le ministre Augustin Tine ak le premier vice-président à l'Assemblée nationale Abdou Mbow Demba nag ñu ngi koy gërëm di ko wax ne ko bu ñuy jàppal yaakaar naa ni li mu def boppam la ko defal ndax lu jigéen yëkkati fii ci Thiès moom lu mu war a def la kon bu ñu nekkee ay jigéenam di ko defal mu ñëw joxe participation loolu du ñu mën a def lu dul magnifier ko di ko gërëm di ko sant di ko xamal ni ko ñu ngi koy ñaanal yàlla na ndomba tànk yi gën a yokk yàlla jubale ko président jubale ko ak coordonnateur départemental man nag moom wax dëgg yàlla man Demba mënumaa wax ci moom ndax sama waay la nit ku baax la nit ku social la nit koo xam ne lépp lu jigéenu Thiès di organiser loxooma nga ca di dox ci soxlay président de la République di ko jàppale ci njabootam kon bu ñu organiser une journée de solidarité directoire Benno Bokk Yaakaar jigéen ñi dem seeti ko mu joxe ci participation du ñu def lu dul magnifier ko ñu ngi koy gërëm di ko sant di ko remercier di ko wax ne ko ñu ngi koy ñaanal aussi lii na ko joxe déwén mu ful ko ful gën ko ful ñuy àndandoo bi gën a yàgg chaque édition ñu di ko def ñuy ñaan yàlla nag ñu tudde ko édition incha allah te dina nekk. tegal nañu la taraanga joo xam ni yaay borom
ñii di xool ndox mi lawnuhu aw taamuhu aw raihatuhu ku ne di waajal nan ngay préparer sa njàpp ba ñu nee bukki dañuy paccax ci mbalkan génn tooy xepp ni ashhadu an laa ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah bi coow li bëree dañuy njàpp tooy la te nee naa xepp waaye tey su ma doon nuyu saal bii ñi ma fi yàlla booleel li ngeen di séentu ci man duma ko wax ndax bala may sori soxna yu tedd yi nga xam ni ñoo organiser jotaay bi te yàlla dogal Adja Zeynabou Ndiéguène moo doon jokkoo ak man ci seen tur di wax ak man ci seen tur kon su ma jëlee nuyoo bi jaare la ko ci moom mu joxal ma ko soxna yu tedd yi woote jotaay bi dafay daal di matale Adja Zeynabou nag nuyoo boobu ma koy jox maa ngi ñaan mu teg du moom xam nañu du moom soxna Kiné soxnaam mooy sama xarit biir ba tax moom mu xaw a doon sama xarit moom xam na li xew kon maa ngi koy ndokkeel di ko jaarale ci madame Mbow Adja Kiné yàlla na teraanga ji yàgg kii toog ci sama wet di ma Demba Diouf monsieur le ministre ah ñoo dëkk waaye loolu doyul dañoo xaritoo ñoo dëkk doyul waaye dañu xaritoo duñu umpalante ci dara duñu umpalante ci dara waaye table bii ma toog rek ma ne ma toog sa cat la di sunu frère fa tabarakallahu ak ki nga xam ni ñoo bokk Hadji Malick ñu duppeewaat ko Maodo muy Alhaji Malick Mbaye di Maodo Malick man nuyu ko moom itam ziyaar ko jox ko wàcc waaye fa tabarakallahu ak Hadji Ousseynou Keita moom itam fa tabarakallahu maa ngi koy jox wàcc waayam di ko jox li mu moom lépp ci man ndax Tafsir Diop ak soxna yu tedd yi Adja Soukay Guèye mi nga xam ni moom la ñuy sàggal fa tabarakallahu si jigéen ñi mu doon teraanga ju rëy maa ngi lay nuyu fa tabarakallahu noonu laa koy toppee ba ci Cheikhu Amadou kilifa diina yi toog yëpp maam Alé maa ngi lay ziar nga joxal ma ko ahlu Thiénaba yëpp noonu laa koy tege ci Cheikh Abdati teg ko ci njabootu Cheikhul Khadim Mbàkke maa ngi leen di ziar mbooleem ñi ronu baas bi saal bi kenn ku ne di doomi soxna di borom xam-xam Ahmad Saloum Nasruddin di sama collaborateur mi ngi fi moom itam tabarakallahu ma jox ko nuyoo bi mu joxal ma ko ñoom Hadji Oumar dem ak mbokk yi fi teew yépp tabarakallahu nuyu bu baax Serigne Khoudous Mbacké mu Serigne Modou Kara Mbacké Noureyni fa tabarakallahu nuyu rek mbooleem ñu ronu saaj bi Modou tànn ngeen tem bu tànn jàmm ak solidarité Babacar Ndiaye AFP maa ngi lay nuyu dañoo féete sama gannaaw jàmm ak solidarité Ahmed Sall Hadji Modou Ngom maanaa lan mooy tax solidarité am Hadji Moustapha Diaw maa ngi lay ziar lan mooy tax solidarité am lan est-ce que bu jàmm amul solidarité dina am lan mooy tax solidarité am est-ce que bu jàmm amul conférence bi dina am est-ce que bu jàmm amul daañu dem Makkatal Mukarram est-ce que bu jàmm amul daañu dem julli bi jumaa ja est-ce que bu jàmm amul daañu dem duggi marché
est-ce que bu jàmm amul daañu def hôpital bu ñu feebaree damay laaj. kon jàmm bu ñu tànnee jàmm ak solidarité Adji Fama Aïdara tànn ngeen lu tànn gis nga jàmm dafa bokk ismun min asmaillahi dafa bokk ci turu yàlla yi soo xëyee di nuyoo lan ngay wax ki ngay nuyu assalaamu aleykum déglu lan la lay wax aleykum salaam maanaam baat boobu mu lay wax muy baatu assalaamu jàmm aleykum yàlla nekk ci yéen maanaam pour walla ni jàmm benn nit sax du ko yenu day nekk mbooloo pour ñu yenu jàmm moo tax soo nekkee ci mbooloo bëgg a am jàmm te bañ ñi si des am jàmm doo am jàmm soo bëggee am jàmm te bañ ñi si des am jàmm doo am jàmm moo tax dëgg nag assalaamu xam nga waxuma la assalaamu aleyka salaamu aleyka muy mën a dem ba ma ni ko salaamu aleyka yàlla na jàmm nekk ci yow waaye bi ma koy wax dama ko ni assalaamu aleykum mooy dem ba yaag ñi nga àndal te gisoo leen yaag ñi nga bàyyi sa kër ga yaag jullit yi nga ko seqal yaag adduna bi yëpp yàlla ngeen am jàmm nga ni ma aleykum salaam nga ni ma aleykum salaam nuyu bu baax sama frère sama xarit di sàkku jërëjëf Samb di la ñaanal sa baay ba yàlla nga ko sut fan yaa ngi bégal tullit yi ci yonent bi yàlla na yonent bi bégal sëñ Fallou Fall maa ngi koy ziar ma ni ma dellu si waat jërëjëf yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ni laa tadxulul jannata xatta tuuminu walan tuuminu xatta tahabbu awala adullukum ala cheyin ida faaltumuuhu tahaababtum ñu ni ko afshu salaama baynakum yonent bi dafa wax ni kenn si yéen du dugg aljanna mukk lu dul dafa gëm kenn si yéen du gëm lu dul la mu yéene boppam moom la yéene moroomam déglu leen bu baax xadiis bi fi muy daanoo si jàmm déglu leen yonent bi nee na xam nga gëm naa yàlla yomb na sol garaam bu yor kurus wala sol garaam bu musóoru yor kurus gëm naa yàlla yomb na waaye gëm yàlla gi bi nga ko tuddee dafa war a nekk ci xol bi dafa war a nekk ci xol bi bàcc ma yóbbante la nuyoo ci Ablaye Dieye sama frère yéen délégation bi ngeen àndal ma nga ca Baytul Haram woo na ma yi téléphone yal na ko yàlla sàmm ma ne yonent bi dafa wax ni du ngeen gëm mukk du ngeen dugg àjjana lu dul da ngeen a gëm du ngeen gëm lu dul da ngeen a bëggante bennoo nu mu tudd bennoo lan bennoo bokk yaakaar waaw damay laaj bennoo bokk yaakaar noonu la tudd am de waaw bennoo ñu bokk yaakaar waaw damay laaj bu dee dañoo ni bennoo nañu bokk nañu li nu yaakaar est-ce que daanu jot ci li nu yaakaar te jàmmoowuñu ah mënu ne kon bennoo nañu
wax nañu ko tahsibuhum jami'an waaye wa qulubuhum shatta yàlla dafa wax yonent bi ni ko gaa yi ci sa wet di wax naan ñoo ngi yow la 100% seen làmmiñ la waaye nekkul ci seen xol mu ne ko li mu leen di jural mooy échec tahsibuhum jami'an waaye bu ñu àndee xol yi nekk benn lu ñu songu daan ko te ñu baal ma maanaam ñu baal ma ci sama jàngale la bokk pour nit ñi comprendre li may wax mooy Benno Bokk Yaakaar pour ñu am li ñu fa nu jëm ak li ñuy wut dalal xelu ki jiite loolu muy son excellence président Macky Sall lay dalal xelam mooy mu gis ne bennoo nañu bokk nañu lanu yaakaar waaye bu ñu nee bennoo nañu bokk nañu yaakaar te ci làmmiñ wi la yem ci làmmiñ wi su boobaa da koy gaañ parce que ku yor sa njaboot boo sañoon ñu bennoo bokk lanu yaakaar loolu nag pour ñu mën ko def mooy tax ñu mën a am jàmm ji ñuy wuti ma doo yonent bi ni kaay ma jox leen benn misaal loo xam ne su ngeen ko defee yéen ñëpp di ngeen bëggante ñu ni ko mooy lan mu ni mooy kenn ku ci ne ndabu teraanga ju ñëw nga yéene ko sa morom ndabu teraanga ju ñëw nga yéene ko sa morom nit ku si ne nga jox ko cëram ndabu teraanga bu ñëw nga yéene ko sa morom nit ku si ne nga jox ko cëram nit ku si ne nga jox ko cëram Adja Awa Dukkale mu Serigne Babacar Sy maa ngi koy nuyu di ko ziar mu Cheikh Al Khalifa mu Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amin ibnu Seydi Aboubacar mu Seydi Hadji Malick di sunu jigéen daayira Muhsinina wal Muhsinat mani yonent bi dafa wax ni li gën ci lislaam ñett la mooy tut'imu taama maanaam li gën ci lislaam li gën ci lislaam mooy tut'imu taama maanaam nga dimbalee solidarité gis nga dafa am benn nitu yàlla bu ma sa faatu Baye Dame Ndoye maa ngi lay ziar fondation Serigne Babacar Sy maa ngi leen di ziar jaar ci président Soxna Astou Ndoye di leen ñaanal yàlla yokk leen dafa am benn jigéen benn nit yàlla bu faatu bi mu faatoo ñu laaj ko lan nga yaakaar ni moo la dugal aljanna ñuy wax ci suuf ngeen baal ma ñu baal ma mu ni nitu yàlla bi mu faatoo ñu laaj ko loo yaakaar ni moo la dugal aljanna mu wedam mu defee ni julli yi la woor yi la saraxa yi la aji makka yi la yàlla ni ko dafa am benn bés nga jël sa xalima jàpp ci daa dem bay bind benn weñ naaw teg si bopp xalima bi nga téye xalima bi bàyyi weñ bi naan ba màndi naawaat nga soog a jàppaat xalima bi yëg gi nga yëg ni maa bindi weñ boobu ba tax nga taral ko si laa dëgg ba dugal la biir aljanna weñ
karramna bani adama doomu adama ji nga xam ne yàlla da koo teral nag soo dajalee ceeb nga jël dëwlin maa nga jël suukar maa nga jël fekk doomu adama boobu jël teraanga jooju doo boobule nga jox ko mais loo fa war a séenu lu dul fayu yàlla bett na loo fa séenu lu dul fayu yàlla bett na délégation président Idrissa Seck ay maa ngi leen kii naan moom kii jiite nii lan waa Mourou Sow bu yebbu rek am meew sotti ci mbaa suukar dina tax mu gën a neex su ko defee ñu dalal leen Sankharé ak délégation bi mu ànd yëpp su ma jigéen yaramam a neexul Adja Garmi moo tax jëmm ji ak siwul waaye ñun ami taag bokk yëpp ñëw nañ yàlla yàlla fay leen te dëgëral ànd bi te yaakaar yëpp yàlla mottali ko ma dellu si sëriñ Xaadim Lo Gaydel waa këram yëpp ndax yegg si nañu maa ngi koy ziyaar di ko nuyu di ko jox wàccuwaayam di ko jox wàccuwaayam ma ne ko yonent bi dafa wax ni benn waay daa ñëw ci yonent bi ni ko dama lay laaj lan moo gën ci lislaam lu ñu war a def mu ni ko dimbalee tut'imu taama togg ñam joxe ko togg ñam joxe ko jël dundu jox ko nit mu lekk ca loolu tut'imu taama mu ni ko lan moo gën ci lislaam mu ni ko solidarité mu ni ko ñaareel bi mooy lan mu ni ko wootal jàmm solidarité mu ni ko ñaareel bi mooy lan mu ni ko wootal jàmm mu ni ko waaw ñaar yooyu mooy solidarité ak jàmm mu ni ko si ñan laa koy def mu ne ko ala man ariftu lee ndax pas-pasu maam Cheikh Ibrahima Fall lamp babul muridina pas-pas coow li ci pénc mi wax ju amul pas-pas la waaye pas-pas pire mag ñaa ko yor yàlla dolli guddal fanu njaboot di fi des joxe ñam fi laa tollu woon mu ni ko ñaar mooy la lislaam gën a bëgg mooy dimbalee mbokk yi am na ñoo xam ni nag bala ñu lay dimbali nga faatu feeg deewoo pare wunu pour jàppale nit day feebar yor ordonnance 10 000 francs nga seetaan ko ba mu dee nga indi 1 million ana yàlla damay laaj dam sax maanaam nit ki da nga koy dimbali ci xam-xam ci am ci dëkk maanaam bu ñu nee solidarité nag bokk na ci yonent bi ni unsur axaaka dem zaliman aw masluman mais yonent bi neen mais dimbalil sa mbokk bu tooñee ak bu ñu ko tooñee mais ñu ni ko yaa rasulallah mais nan la ñuy dimbalee ki tooñ yonent bi nee na da nga koy woo ba mu ñëw nga ne ko sawaay yaa tooñ non lii kenn du ko def yaa tooñ nee na ki ñu tooñ boo ko bëggee dimbali da ngay dem ba ci moom ni ko dañ la tooñ waaye baal ko loolu mooy tax jàmm am fa man afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah mais dañu la tooñ waaye baal ko loolu mooy tax jàmm am waaye mais kii dalaa yeba il faut nga éliminer ko koy éliminer yàlla fi ne ki tooñ feeg nit a ngi tooñ ñu bàyyi dëgg gi tooñ gi ñu ñàkk ko xamal ni yaa tooñ problème yi du rek
te fii mu ne ku tooñ boo waxee moo tooñ ku àndul ak yow yàq loolu ne waaye nga jël gannaaw jox yàlla wal takun minkum ummatun yad'una ila al-khayr ya'muruna bil ma'ruf wa yanhawna 'anil munkar maanaam wax dëgg ngir ñu dimbali nit ci bu tooñee nga xamal ko ni yaa tooñ soo paree joxal gannaaw yàlla lu neex waay teg si ya'muruna bil ma'ruf mais nga digle lu baax nan la ñuy mën a taxawal jàmm taxawal solidarité te duñu digle lu baax duñu digle lu baax yonent bi dafa xëy bés woo saxaaba yépp ñii baal leen ma ñu ni ko baal lañ la lu xew mu ni Jibril alayhi salaatu wa salaam moo ma nuyu léegi dee na ma 300 jikko nee na ku si am juróom di nga am jàmm di nga dimbalante soo deewee dem aljanna bi ko yonent bi waxee Babacar Sadiq dañuy bërët ñu ko yow mi gën ñëpp Babacar fu daan wax ak yonent bi bëtam du ko xool xamoo ne ku say bët ni daj ci kanamu yonent bi nga sa bët tuuru kenn attanul boobu leer kenn attanul leeru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kenn attanu ko ndeysaan Babacar da koo xool rek sëgg ni ko yow mi gën ñëpp Adja Seydou mu ne ko yow mi gën ñëpp ndax am naa si juróom yonent bi ni ko Babacar mu ne ko labbayka mu ne ko am nga 300 yëpp allahu akbar Babacar jooy yonent bi teg ko loxo ni ko Baba looy jooy mu ne ko su ma ko amee yawa mu ne ko Baba looy jooy mu ne ko su ma ko amee yawa honorable bëri na ku tax nit am teraanga te lu ñaaw lu mu dégg yàgg ko wax maa la ko wax mu ne ko su ma ko amee yawa xam nga am teraanga delloo ko ci ki tax nga jot teraanga ja farata la am teraanga delloo ko ki tax nga jot teraanga ja farata la wala nit defalee lu baax nga ni ko jërëjëf soo wéetee ñaanal ko su mbooloo teewee seede ko waaye bu ñu demee nag bu ñu demee ba garab gi ci kaw nga yéeg ba pare di góor garab gi mais bu daanoo foo jëm te xam nga dafa am lu doy waar bi mu ko nee yor nga 300 yi da ko ne baal ma nga waxal ma juróom yi maa ngi nuyu délégation sama jigéen madame la ministre Ndeye Tické Ndiaye di ko jotal séeréer yi fi teew ñu jotalal ma ko ak wóllëre yi Adja Zeynabou sax bu ma la ko joxee nga jotalal ma ko di ko jotal sama nuyoo démb rek monsieur honorable ñoo nekk ca kër Aynou Madi Kassas yaayam néegu yàlla ba tabax gu ñu fa tabax néegu yàlla sa wéyjur xalifa bi alaaji Muniru ak Serigne Sidi Ahmed ñoo ko ubbi démb su ko defee fa tabarakallahu loolu mooy Sénégal mbaax la teraanga la defante lu baax waxante lu baax loolu mooy Sénégal waxante lu baax defante lu baax da ngay dox ba dog jot nga romb kër honorable député dugg te mu ne la sant wa nga ni ko Njaay mu ne la mais dog jot na toogal mais loolu mooy Sénégal da ngay dem ba añ jot nga dox romb kër Maodo Malick duggul nuyu ko ni ko mais dama fi jaaroon di dem mu ne la non toogal ñu ngi yàq nga ni ko non dama yàqal ni mu ne la yo toogal ñu ngi yàq pare na
loolu mooy Sénégal dimbalante yéenante jàmm waxante jàmm deflante jàmm loolu mooy Sénégal wax naa ko sax Serigne Khadim Lo Gaydel ak Serigne Assane Fall Serigne Cheikh Fall Baye Góor ak Serigne Koli Abdallah Serigne Koli mu sunu papa Abdourazak Koli sama frère mu njëgëneen mu ma papa Abdourazak moo laa jox ma njëgën ak Serigne Assane Fall moom itam jotaan naa ko muy yegg si na ak Serigne Cheikh Mbacke ak seen jërëjëf ma dellu si mu ni ko limal ma juróom yi juróom mu ne ko sil man qataak nit mënoo ko dimbali te yéene woo ko jàmm mënu ta ne bala ngay dimbali ni da ko yéene jàmm mu ne ko bu njëkk bi mooy jokkal ku la dog ku la daan fréquenté ba xëy bàyyi la demal nga jëli ko indiwaat ko ci sa biir waaye léegi da ngay fekk ñaar ñuy ànd nga wax lu ko yàq teraanga ju nit am bala ngay am jàmm mu ñàkk waaw bu ko ñàkkee du tax nga jël ko dem bëri na lu nit yor nit du am jàmm fekk ñàkk ko te bu ko ñàkkee du tax nga yor ko maanaam bu doon sax yàlla dana ni bu ñàkkee lii yaa ko moom te defaru woo nga ni dagal ma xañ ko waaye bu ko ñàkkee doo ko jël mbokk yi nañu bàyyi añaan bàyyi naafeq bàyyi jaxase bu nu bàyyee añaan alxasadu yaakulul xasanaati kama taakulu naarul xatam yonent bi dafa wax ni añaan dafay lekk yiw comme ni safara di def boobu mu ni bu njëkk bi mooy jokkal ku la dog mbokk yi Benno Bokk Yaakaar li ñu mën a dimbali Sénégal dimbali ki yàlla dénk réew mi mooy kenn ku ne ku la dog jokk ko demal nga jëli ko jokkal ku la dog mooy mën a dimbali son excellence président Macky ndax loxo bi mu tàllal mooy loxo ne ñëpp ñëw ñu ànd bennoo ànd liggéey Sénégal kon bennoo googu nag la ko mën a doxal mooy jokkal ku la dog jërëjëf jub suñ jokkal man xataa ko ku la dog bala ngay dimbali nit di ko yéene jàmm dalay tooñ nga baal ko xam nga léeg-léeg nit tooñ yoo xam ni dalay wóor ni su dul woon baale diggante xef ak xel kilifa nga faj ko da koy faj bu dul woon baale ak yëg-yëg ak tolluwaay dina am ku la tooñ goo xam ne matu la sax ngont waaye doo sañ a fayu nee na jokkal ku la dog ñaareel bi itam rafetalal ku ñaawal jëm si yow mbokk yi yonent bi nee na ñu ëpp safara la leen fay yóbbu seen làmmiñ la wax rek wax ba taal sa kër te doo ko yëg wax rek فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ننقصوا في الخلق أفلا تعقلون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم ما دلل وتشهد أرجلهم لو تخمل بما كانوا يكسبون وكي دينا لكم فريل waaye beneen yoon nag bàyyil ma firi la ma bëgg waaye tey naa ko firi ba nga xam ne jàngoon naa ko al yawma tey
naxtimu ala afwaajihim yàlla nee na bés pénc damay tëj gémmiñ du wax de naxtimu ala afwaajihim damay tëj gémmiñ du wax waaw kan mooy wax wa tukallimuna aydihim ma jël loxo di wax lu ñaaw lu mu mës a def loxo di wax lu ñaaw lu mu mës a def maa def nangam ba yàq diggante diw ak diw loxo koy wax nopp di wax lu ñaaw lu mu mës a déglu te nettali ko tànk di wax lu ñaaw lu mu mës a dox wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kaanu yaksibuuna doy na ma dolli ok su ko defee ñu dellu si waat ci thème bi mu ni ko ñaareel bi mooy rafetalal ku ñaawal jëm si yow mbokk yi solidarité jàmm ji ñuy woote mënuñu ko jot mënuñu ko am Seydina Muhammad kenn du moom Muhammad ku bëgg Rasulullah jóg leen màggal Seydina Muhammad déedéet duudu waxaatal loolu juróomi minute rek Adja su koy déglul ma wax la baat bi moo doon wax Rasulullah yi lu xew lu des màggal ba mu des Seydina Muhammad président Macky Sall muy docteur Cheikh Kanté di jël nuyoo bu noonu ci béti suma xol ak délégation bi ma àndal di ko jébbal ki nga xam ne mooy soxna Seynabou Ndiéguène madame Mbacké li tax ma jiite nuyoo boobu ci moom nag nun sëriñ ñun taalibey murit suñu soxna sëriñ mooy suñu sëriñ kon Seynabou nuyoo bii ma yëkkati sa xarit sa càmmeñ sa soppe sa compagnon sa collègue moo ko tibb ci xolam ne ma naa la ko jottali ci kanam Thiès ak képp koo xam ni bokk nga APR ak Benno Bokk Yaakaar di jël nuyoo bi di ko teg ci loxo sunu rak sunu xarit koo xam ni ànd nañu séminaire muy le premier vice-président assemblée nationale di Abdou Mbow di suma xarit di suma rak Abdou maa ngi lay nuyu di am mbégte mu rëy tey ci fii ñu daje ci mairie bi te ma miinoon ko lool waaye ma gëjoon fi lool te yàlla delloo si ma fii di nuyu sama xarit sunu rakk di jàmbaar joo xam ni mu ngi liggéeyal président Macky Sall ak Benno Bokk Yaakaar ak région Thiès muy Malay Diop bii di suma mbokk ñu juddoondoo fa ma juddoo fa la maamam juddoo fa la ay baayam juddoo muy ca Goowaan Fay kon Malay maa ngi lay nuyu bu baax di la gërëm di la sant di nuyu nag sama soppee sama xarit nit koo xam ni kii wax naa ni jàngkati alxuraan yi bari nañu firikat yi bari nañu ñi nekk ci télé yi bari na waaye Idrissa Gaye noo ngi lay ñaanal yàlla yal na la yàlla sunu borom sàmm Gaye waaw
Serigne Cheikh Wilaya. waaw Serigne Cheikh Wilaya mi yegg si léegi moom Serigne Dame Atta moom Serigne Ibrahima Mbacke moom Serigne Touba Khadimou Rassoul Seynabou su fekkente ni dangaa woote bés bu toll nii ànd koog jigéen ñi Benno Bokk Yaakaar jël Abdou Mbow muy parrain bi di ko sargal ak Ndeye Soukay Gaye loolu mooy li nga xam ne moo rafet te da nga koo def fi nga ko war a defee kon docteur Cheikh Kanté nee na mu ngi nuyu Seynabou di ko félicité di ko ndokkeel di nuyu képp koo xam ne kii bokk nga APR tey responsable bu nekk ci Thiès ci région bi ak département bi nee na mu ngi félicité parrain bi ak marraine bi muy Moussa Abdou Mbow di rakkam di xaritam ku yàgg ak président Macky Sall jàpp ko bañ koo bàyyi li ko firndeel mooy barki démb bi buum gi daggee te fasu wut ñëpp dañoo tëdd seeni kër yow rek yaa génn def sortie kon Abdou ñu ngi lay félicité yow ak responsable yi nekk Thiès am suma rek nag koo xam ni dafa jóg léegi dem ma yaral ko suma bopp muy jàmbaar am jom am fit muy Maodo Malick Mbaye ni xale bu baax maa ngi koy félicité di ko ñaanal yàlla ñaan koo xam ne ci suma xol laa ko tibbee kon foofu rek laa yemale kàddu yi di wax nii madame la présidente Seynabou sa xarit sa càmmeñ monsieur Cheikh Kanté nee na bu sañoon bés bii lépp loo ci war a def moo la koy defal ndax nee na sa taxawaay ci ginnaaw président Macky Sall dafa rafet sa taxawaay ci département bi rafet sa taxawaay ci région bi rafet waaye nee na nga def koo xam ni kii fépp foo xam ni fii xam nga ne soppi Macky Sall nga fa da nga fa dem fu ñu ko soppiwul da nga fa dem te bala nga faa jóge ñu sopp ko kon le ministre d'État nee na kii téeméeri junni la xeeb na ko nee na bu sañoon mooy ñëwal boppam waaye fii may wax ak yow ma nga Fatick ci benn dëkk bu ñuy wax Bikol di fa séddale ay suukari koor kon maa ngi lay gërëm di la sant di ñaan yàlla suñu borom guddal sa fan nun taalibey Serigne Touba yi nag boo wootee noo fi war a jëkk noo fi war a mujj ndax Serigne Kosso Mbacke miñ la dénk Serigne Mountakha mi ko jur Serigne Bassiroo ko jur jàngalal ko boppam yaral ko boppam sëñ Mountakha toog képp ku ma sa doon sëñ Bamba dagu na la ba am sa gërëm ba toog tey di sëñ Bamba kon bu la taawam dencee nun taalibey murid yëpp na nga jàpp ni yaay sunu Serigne tey yaay sunu Serigne ëllëg noo ngi lay ñaanal yàlla may la fanu gudd bu ànd ak wér jërëjëf Idrissa Gaye jërëjëf maa ngi lay sant di la gërëm fii nag dafay waxtaanu diine waaye bu doon démb tey ma wax waa Thiès yaay kan jërëjëf Diop. jërëjëf Nabou dafa am délégation fan yu tedd yi si léegi Cheikh Aziz. di sëtu yonent bi waaye li sëñ Touba defal yonent bi man manuma ko kon man la nga am ci Chérif Abdati Naar Fall mi liggéey ci yoonu Murit liggéey ci yoonu Baye Fall ba takk Cheikh bi kon man bu ma nekkul Murit xaw ma lu may doon jërëjëf Cheikh bi may wax ni rek ñi ngi gërëm ñi ngi sant Papa Doumbouya mi nga xam ni mooy directeur Prestige mi ngi nii toog képp ku fi indi ndimbal appui ñi ngi lay gërëm ñi ngi lay sant waaye Diop dama bëgg ñu tàmbali liggéey bi ndax dafa am lu ñu fi indi tey mooy bu ñu sargalee sant Idrissa Gaye defal ñu conférence sur notre thème muy paix et solidarité dafa am ñaar ñoo xam ni dañ leen di sargal muy son excellence le premier vice-président à l'Assemblée Abdou Mbow ca yarba Abdou Mbow ca njariñ la Abdou Mbow bu coow li baree du moom waaye Abdou bu jëf ji baree rek moom la Abdou bu Macky Sall soxlaa ku dem guerre mu laxasu man kenn ñoruma dara ñoruma dëgg rek dama ñor 2008 ba léegi Abdou ak président Macky Sall
fu mu tàngee mi ngi ci wetam bakkanam la ci teg dama ni barki démb doy na témoignage bi xale yi génnee tambas mi la jël ñu dëkk bi metti ñëpp jaaxle askan wi génn son excellence le premier ki nga xam ni mooy le premier magistrat ki yor institution yi muy Macky Sall daal di wax son peuple ni ko dégg naa leen mu metti lool Abdou rek a nekkoon ci média yi ñàkk tooy xepp buy guddi muy bëccëg il était le seul à mouiller le maillot kon Abdou jërëjëf. Fama maa fekke la commissaire bëgg na ma may tuuti 2009 lay départ il a été Ndeye Soukeye tey jii dafa am ñu nga xam ne dafa ànd ak ñoom di liggéey ñu toog ko bis ne dañ koy sargal moom nee na Ndeye Soukeye mi ngi sant yàlla subhanahu wa taala lu wér nag waaye nañ lu ko gën a neex ci sargal bi maanaam mooy bis bi nga xam moom lañ ko tànn di ko sargal sargaaluñu ko ci kumbe sargaaluñu ko ci sabar mais dañ koo sargaal ci bis boo xam ne bisu conférence diine la waaye bisu paix et solidarité la jàmm ak dimbalante loolu nee na ci sant yàlla subhanahu wa taala aywa di sant ñi nga xam ne nii ñoom ñoo ko defal lii ndax nit ànd nga ak ay doomu aadama di liggéey la ngay liggéey nekk lu baax ñu jël ko fatt ko duñu ko gis waaye nee na yéen faamu Benno Bokk Yaakaar particulièrement faamu APR li mu àndoon ak yéen di liggéey gis ngeen ko moo waral lii nee na mi ngi leen di sant mi ngi leen di gërëm waaye ci sant googu mi ngi ciy sant ñi nga xam ni ñoom ñooy autorité nga xam ni ñoo nekk fii ci dëkk bi aywa l'honorable député mi ngi toog macha allah sunu frère Demba ngi nii Augustin Tine nga xam ne moom féetew la macha allah ak ñëpp ñu nga xam ne nii ñoom la seqal liggéey bi nee na ñëpp mi ngi leen di sant ci lii nga xam ne teraanga ngeen ko defal mais nee na mi ngi sant particulièrement sa famille parce que nee na su ñemee politique famille la ba muy ànd ak Macky Sall ci moment bu metti la bi muy indi Macky Sall fii ci bayal ku ñu ba jaan ci moment bu metti la moom mu gëm Macky Sall ci lu wóor daal di bind ci mbiru bayal ya Macky Sall providentiel mu bind ko ba pare gëm ko parce que xam nga lu tax lii may wax nii ñii wax xam nañu li may wax ñii wax xam ne kan la parce que bokkuma ak moom obédience politique mais nit ku fidèle la nit ku doylu la nit ku gëm yàlla la bi mu ànd ak Macky Sall ak léegi nit day jékki-jékki waa ne ko Ndeye Soukeye mu ne man Macky Sall maa ko bëggal sa bopp te yàlla tax chaque jour Abdou loolu la may wax honorable bu ma ko nee mu ne ma man maa ko bëggal sama bopp te yàlla tax seenu ma ñoom ak fan lu ma ci am dama koy sant yàlla moom lépp lu mu am baax na lépp lu mu am Macky yéene naa ko ndax Ndeye Soukeye moo ne Macky Sall dafa yàgg wax ji dañuy bëgg mu gàtt condensé lii wax dafa bari baal ma sa sëñ bi dama doon kii rek. waaw sànq ba tey yéen a ay ay yéen a ko pare ne may leen a ma yeggale kam ok da koy gàttal Ndeye Soukeye bisam la yaay booy wax dafa bari te dafa tàng. bisam la yaay booy il faut ñu wax Ndeye Soukeye li ko indi ba fii pourquoi moom mu mel nii parce que lu ne dafa am yoon si nit dafay logalaat ci ay waajuram la ko commencé li muy def nii fi dal ci ay waajuram bëgg ko di ko ñaanal li ko waral mooy seen taawu fan mi ngi ni toog ànd ak moom depuis démb ba léegi ñëw ci lii Ndeye Soukeye dañoo toog ndeyam génn adduna Macky Sall président yónnee ko billet Makka sama kanam mu ne ma mon frère ma ñëw mu ne ma Macky dafa maa jox billet Makka ma ne ko yàlla moo la boole ci woote sunu maam Ibrahima alayhi salaam mu ne ma mais du ma dem mukk sama ndey ji bu fi nekkoon mooy dem damay xool ci famille bi ndey ji fi mag ma jox ko bu fi ndey nekkul ma dem néegu baay bu fi nekkul ma jox ko suñu taaw loolu la ne mais jusqu'à présent ba léegi
fa mu tegoon tànkam tekkiwu ko ci bëgg Macky Sall jusqu'à présent président Macky Sall ci bëgg parteem mu jaral ko lu ne mais nit ku franc la président bi am ngeen affaire ak nit ku franc mais nit ku fidèle mais nit ku am fit lépp lu muy def ñeme na ko parce que man xam nga dama lay wax benn ci laay tëjee benn anecdote man ak moom magiste la man idiste la ñu nekk xarit bu jaaxal ñëpp man moom magiste la man idiste la ñëpp xam nañ loolu ci man mais ñu nekk xarit bu jaaxal ñëpp mooy mburoog soow mais mburoog soow bi léegi dama ci boole leneen dañoo jënd suñu chambre froide bu mag def ko ci léegi xam nga lan la crème la ku soxla dama tibb lekk mburoog soow baa ngi noonu léegi crème la dañoo yor suñuy chambre froide def ko ci ku soxla dama tibb ci crème bi lekk wasalaam. jërëjëf loolu mënul woon a bañ a ñàkk Dieynaba Diallo soxna Bintu mu Cheikh Mamadou Moustapha baabu borom Touba ñëw na soxna liggéey jërëjëf ñu ngi koy sant bu baax jërëjëf léegi nag mbooloo bi na ñëpp maase déglu nag ma jox kàddu gi Adja Dieynaba Diallo sant di la gërëm yow it si liggéey bu rafet bi ak taxawaay bu rafet am naa nag bala ñoo lii rek sunu hommage bi di jël sunu nuyoo yi ak sunu sant ak sunu gërëm ñu teg ko si loxo ki nga xam ne mooy ministre de la femme et de la famille mu jàllaleen ko si auprès du président de la république monsieur Macky Sall ne ko jigéenu Thiès yëpp ñu ngi koy nuyu di ko sant di ko gërëm di jël nuyoo bi tim di ko teg ci loxo ki nga xam ne mooy Serigne Idrissa Gaye mu nuyool nu chef religieux yi imam yi ak ulema yi nga xam ne yépp tey ñoo ñëw dooleel nu taaral suñu bis bi di jël nuyoo bi tim di ko teg ci suñu doyen Ousseynou Keita responsable communal de la coordination communale du Parti socialiste de Thiès moom miy mag ci allié yi tegal nuyoo nu ñëpp ci parti politique allié mouvement ñëpp doyen ñu ngi koy teg sa loxo nga nuyoo nu ñëpp nuyoo bi tim ñun waa Ouest ak femme Thiès yi femme Benno Bokk Yaakaar dinañ jël sunu nuyoo sunu doole sunu remerciement infiniment di ko teg ci loxo bi nga xam ne mooy sunu coordinateur comité électoral bu Thiès Ouest di ministre assistant Demba Diouf kon coalition Benno Bokk Yaakaar de Thiès ñu ñooy rendre hommage à l'honorable député Abdou Mbow, premier vice-président à l'Assemblée nationale du Sénégal, et à la vaillante dame madame Ndeye Soukeye Gueye nga xam ne mooy pionnière militante de première heure, directoire départemental des femmes de Thiès, hommage pour l'engagement au service des acquis démocratiques. Le directoire des femmes, au terme d'une analyse rigoureuse de l'histoire politique, a décidé de vous rendre un vibrant hommage à l'occasion de cette journée de paix et de solidarité Action Ramadan 2021. En effet, votre courage, votre détermination, votre engagement incontestable et désintéressé, votre contribution non négligeable dans les actions militantes en faveur de la paix sociale et de l'approfondissement de la démocratie ne sont plus à démontrer. En dépit d'un contexte politique ambiant et incertain, vous êtes restés dignes, fidèles à vos options idéologiques et patriotiques, loyal dans vos actions et convictions, constant dans vos principes et comportements, militant de la première heure. Vous savez. Le ministre d'État Augustin Tine. Allô. Ah. Allô.
Ah, kan mooy yegsi nag le coordonnateur départemental, le maire de Fandène, le ministre de cabinet, chargé des affaires politiques, docteur Augustin Tine, jóg leen tàcc lu ministre moo yegsi le coordonnateur départemental scientifique bu daaneel ñu doog a jox Abdou Mbow. Monsieur le ministre d'État, son Excellence, l'honorable député Monsieur Abdou Mbow, Monsieur le député, ministre assistant, le ministre d'État, Dr Augustin Tine. Le directoire des femmes, au terme d'une analyse rigoureuse de l'histoire politique, a décidé de vous rendre un vibrant hommage à l'occasion de cette journée de paix et de solidarité, Action 2021. En effet, votre courage, votre détermination, votre engagement incontestable et désintéressé, votre contribution non négligeable dans des actions militantes en faveur de la paix et de l'approfondissement de la démocratie ne sont plus à démontrer. En dépit d'un contexte politique ambiant et incertain, vous êtes restés purs, fidèles à vos options idéologiques et patriotiques, loyaux dans vos actions et convictions, constants dans vos principes et comportements. Militants de la première heure, vous avez tenu haut la flamme. Vous êtes un modèle, un symbole, une référence pour la jeunesse actuelle et les générations futures. Eu égard à toutes ces considérations morales, intellectuelles et politiques, le directoire des femmes de Thiès vous félicite, vous remercie infiniment et vous décerne en ce jour symbolique de paix et de solidarité, Action Ramadan 2021, ce diplôme de reconnaissance pour vous témoigner toute notre gratitude pour tous les services rendus à la population sénégalaise et plus particulièrement celle de Thiès. Chapeau à l'honorable député, premier vice-président M. Abdou Mbow. Bravo à la grande dame, à la vaillante dame, la pionnière, Mme Youssouphaye. Merci beaucoup Adja Diaye. ñu ay jàmbaar nag ma ñëw nag ci double casquette ñun en tant que ministre de la femme, de la famille, du genre et de la protection des enfants, son excellence monsieur le président de la république dénk ma liggéey bi nga xam ne moo wàllu ci jigéenu Sénégal. ñooy fi nag en tant que présidente du mouvement national des femmes de l'APR ci baaxu son excellence monsieur le président de la république dénk ma jigéen ñi nga xam ne ànd ak moom ci liggéey par teen ma am na tey fierté ñëw nag ci bés bu màgg bi nga xam ne waa Thiès jigéen ñi dañoo ànd bokk ndey bokk baay parce que taxaw jàppale son excellence monsieur le président de la république ci liggéey bi nga xam ne moom la ko réew mi sas ma am ci nag fierté bu mag ndax dama wax ne li le président de la république bëgg dafa bëgg ñu ànd dafa bëgg ñu bokk ndey ñu bokk baay jàppoo di ko liggéeyal te liggéeyal monsieur le président de la république mooy liggéey suñu bopp mooy liggéey suñu réew. bu naa teew délégation bi ñëw sama bureau ne leen dama am fierté tey sama xel dafa dal parce que Thiès nag jafe woon na ci man waaye bu ngeen jàppee rek bokk ana loolu lépp lu ma indi dafa yomb ci man kon maa leen sargal di leen ziar di leen félicité indi ici nuyoo son excellence monsieur le président de la république ndax xam naa mon frère monsieur le ministre d'État Augustin Tine ci ñëw maa ngi koy nuyu en passant di ko sargal di ko ziar di nuyu monsieur le président mon frère sama goro Abdou Mbow di leen félicité sargal di leen jigéen ñi sargal ndax jigéen ñi fu mu sargal nag dee nga ñu sargal am nga coono ñu sargal nekk nga jàmbaar waaye loolu bépp ñu si monsieur le vice président ndax yow kenn nga ci parti bi
am yar am teggin bëgg monsieur le président de la République ko liggéeyal nag sans condition kon bu la jigéen bi CSC xool la àndandoo benn sargal la loolu ñu la ci félicité bu baax di la ci encouragé parce que nag loolu mérite la de chance yow mérite na yaa ko liggéey fii ci Thiès kon ñu lay nuyu su la nuyoo nuyoo naa tous les responsables hommes yi nga xamante ne président bi maa ngi nuyu ñu koy bañ a juum di ma nuyoo monsieur le ministre Ousseynou Tine nuyu Abdou Mbow day bañ a lim di juum nuyu naa tous les responsables des communes hommes yi toog ci autour du président maa leen nuyu di leen sargal di leen remercier di beral nuyoo mon frère Ablaye Dieye gisuma ko waaye xam naa moom tam maa ngi koy nuyu bu baax moom tam di ko sant moom tamit di ko gërëm su ko nuyoo nuyoo naa ñu fi nekk ñëpp représenté ñoo xam ne responsable hommes yi nga xam ne nekk ci département de Thiès di nuyu nag madame la présidente Adja Seydou bu jigéen bu baax di ko félicitation bu rëy a rëy parce que nag li mu def yombul te li mu def tuuna mënu ko dajale waa région de Thiès ñu bokk ndey bokk baay àndandoo nekk ci ginnaaw yooyu tuuna mënu ko te madame la présidente day félicité sa taxawaay su ko nga président nga nekk kenn nag ci ñun sama sœur sama cousine di sama mbokk madame Mbacke maa lay nuyu di la félicité liggéey sama nuyu Adja Seydou bu jigéen nuyu naa Ayoran Fatou sama nuyu Adja Seydou bu jigéen madame la présidente nuyu naa Ayoran Fatou bu baax di ko sant di ko gërëm di nuyu Adja Maymouna Sène honorable su ma ko nuyoo nuyoo naa jigéen ñëpp képp ku nekk responsable ci Thiès maa lay nuyu bu baax di la sargal di la ziar di la gërëm di félicité nag sama sœur Adja Ndeye Soukey moom tam ci tey tamit distinction bi ko jox lu mu yelloo la lu mu mérité la parce que yàgg na fii ci parti bi di liggéey son excellence monsieur le président de la République musul ne musul kaas musul dellu ginnaaw ci li mu nekk Adja Ndeye Soukey maa lay félicité tamit di la encouragé di félicité waa Thiès yi nga xam ne ñoom tamit la sargal tey ziara loolu mérite la mu def de chance mérite la su ma nuyoo responsable jigéen yooyu yëpp nag nuyu naa les femmes ici présentes seen taxawaay ci kanam président ngeen bëgg a góor di sonn guddi ak bëccëg di ànd ak moom ci liggéey bi te lépp matewul lépp egsiwul ci yéen waaye engagement moo fort ñu am président bu jar a jàppale ku gëm réew mi di ko liggéeyal di jëf lu bari di wax lu tuuti def Sénégal loo xam ne kenn su ko fee def jël jigéen ñi placé leen au cœur de son programme de développement gëm jigéen ñi ne leen jàppale nañ leen suqali nañu renforcer leadership parce que jigéen ñi nag bu ñu jëmee kanam réew mi jëm kanam mu xam ko nag bu baax di ci liggéey bu rëy ba ci démb firnde bi mooy firnde bi nga xam ne moom la woote woon conseil présidentiel bu am solo boo nga xam ne pour l'emploi des jeunes bu ñëwee jeune Sénégal nag jàppale jeune fii la ñuy wax parce que on est majoritaire kon loolu président teg ci réew mi ñun xale yi jigéen ñoo ko moom kon femmes yi ñoo ko moom président fàttewuñu gis na suñu ay jafe-jafe xam na suñu coono xam na lépp te mi ngi avancé yu rëy parce que yaakaar naa nag tey jii tey boo ñëwee salle bi nga xam ne jigéen ñi seen taxawaay renforcé nañ ko seen leadership mën naa yokku ñu xam seen bopp gëm seen bopp di liggéey bu baax a baax kon ñu ngi félicité jigéenu Thiès yëpp félicité jigéenu Sénégal yëpp di leen sant yéen ñëpp di leen gërëm. occasion la mën na ci tey xam naa Ndeye Soukey Guèye damay jox cadeau may la billet Makka parce que xam naa ne vraiment loolu bëri na la loolu sant la maa ngi sant bu baax di la gërëm di la remercier ak Ndeye Soukey parce que vraiment kontaan naa ci yow te liggéey bu nekkoon danga demoon sa yaay bu dem Makka te yow yaay dem incha allah ñu ngi lay billet Makka bu soobee yàlla. waa Thiès nee naa leen 1 million jox leen ko paas kon maa ngi sant baax di la gërëm maa ngi tàmbalee suñu ay kàddu di wax ci barke weeru koor bi képp koo xam ne yaa ngi fi waa léegi nag xoolal
leen di toog ñu dégloo te tuuti comme ni ñu ko doon defee sànq ba léegi rek maa ngi wax ne dañuy tàmbali rek ci weeru koor bi di ñaanal képp koo xam ne tàmbalee ko ci suñu kilifa bu màgg gi Ousmane Tanor Dieng muy ñoom Pape Fall Dialagne ak képp koo xam ne soxna si Sow dëkk Pout ak képp koo xam ne yaa ngi bokkoon ñun wala nga bañ a bokk ci ñun nekk jullit ñu lay ñaan yàlla xaare laa jëm di baalu ñëpp ak di baal ñëpp ak di wax nag tàgge boo gis am na jàppal diw dañuy tàmbalee nuyoo bi ak ki nga xam ne Thiès moo fi suñu sag Thiès moo fi suñu kilifa Thiès moo fi suñu Macky Sall Thiès moo fi suñu jëwriñ muy le ministre d'État Augustin Tine su ma ko nuyoo moo ko parce que sama xarit la nuyu ma ko Augustin nuyu ma ko parce que sama xarit la nuyu ma ko parce que départemental bu Benno Bokk Yaakaar fii te mu taxawee ko mate ko yilif ñëpp 2008 ba léegi lu ne mu koy dégg waaye dawul puusul xaddiwul te ñëpp daf leen a boole uuf Augustin ñi ngi lay nuyu di la ziar di la jox sa wàccuwaay di la ñaanal lépp loo mënoon dem yàlla nga ko mën tey ëllëg gën cee raw di nuyu bu baax képp koo xam ne kilifa nga nekk ci Benno Bokk Yaakaar tàmbalee ko nag comme ni ma ko waxee sànq tàgg boo gis am na jàppal yu ci jigéen ñi te su ma nee jigéen ñi ki jiite seen lii muy Seyna bu jigéen ànd ak bépp jigéen bu nekk ci su ma ko tuddee tudd naa bépp jigéen di nuyu ki nga xam ne mooy gan la parce que gan bu ñëwee fekk si la danga koy ganale madame la ministre wax na sànq dem parce que ku ne xam na ne yitte yi dafa bari mais damay nuyu di dalal ki nga xam ne mooy madame Awa Niang madame Awa Niang mooy deuxième questeur bu assemblée nationale ñi xamul questeur mooy assemblée nationale koppar wàllu koppar yi moom questeur moo ko yor moo toog ñii yor borom pusoor bu yaatu bii moom nag jigéen la bu nekk ci parti bi yàgg na ci mook Seyna bu mii jàpp naa ne xamante nañ 2008 ba léegi ndax ñoom ci lañu woon nekk sama xarit nekk sama jigéen nekk aussi suñu collègue nekk koo xam ne ku bëgg parti bi la lépp lu ñuy def ci parti bi te ay jigéen di ko def daf ciy taxaw loolu tax mu déplacé wu ñëw Awa Niang ñu ngi leen jaar di nuyu képp koo xam ne responsable nga bu Benno Bokk Yaakaar jaarale ko ci suñu doyen Ousseynou Keita di nuyu ñi nga xam ne ay kilifa diine lañ ak ay kilifa aada ñëw fii teew waaye nag ki nga xam ne mooy le président Idrissa Seck nekk koo xam ne dafa ñëw fekk ci président de la République ànd ak moom di ko jàppale ci sincérité moom aussi dañu koy nuyu di ko ziar di ko remercier ci acte bi mu def léegi damay wax ne Idrissa Seck dafa bokk ci ñi fal président Macky Sall ñu bari dañ koy fal en 2012 il faisait partie de la coalition Benno Bokk Yaakaar bi ñuy dem élection législative man moom ak Augustin bi ak ñeneen ñi nga xam ne ay def ñoo ànd defandoo campagne législative dans tout le département ñu dem ba ci biir am ay ñagas-ñagas tey yàlla boolewaat na ko président Macky Sall yàlla seen ànd boobu gën a sax te ñun fii ci Thiès jàpp naa ne ànd boobu fii ci Thiès la war a gën a firndeloo parce que ku xam Idrissa Seck xam ko ak Thiès xam ko ak waa Thiès donc loolu dañuy ñaan li ànd boobu yàlla na gën a yàgg di nuyu sama collègue yi muy soxna Fat Sène ak soxna Maymouna Sène ak képp koo xam ne yaa ngi nekk jigéen bu nekk ci biir alliance pour la république wala Benno Bokk Yaakaar pour la grande majorité présidentielle bu ngeen gisee du ma lim pour lim jum mais képp koo xam ne kilifa nga militant responsable maa ngi lay sant di leen gërëm di nuyu nag
ki nga xam ne sama seexandoo la ba tey jii yàlla def ñu boole ma ak moom di ñu sargal muy Ndeye Soukeye Gueye. Ndeye Soukeye ñuul na rafet na ñaaw na bëgg na feebar na nangam APR la moom. mën naa xuloo dina histoire dina lii mel na nii APR la moom. man damay jàppee nit ci dara mooy ba mu jàppee ba tey bàyyiwul parce que nag ay sikku jàmbur wax naa ko jigéen ñi nee naa leen su ngeen seetloo li ngeen am tey ministre de la femme ñëw ministre de la femme du dem si jigéen ñëpp Awa Niam yi nekk responsable ci national nekk questeur ñëw Augustin ministre d'état directeur de cabinet ñëw Maodo Malick ñëw ma ñëw ñoom Ousseynou Keita ñëw Demba monsieur le ministre ñëw ñëpp ñëw gisu leen ko am xam nga loolu nag li leen ko may lenn kese la lenn kese moo leen ko may mooy ànd nekk benn parce que nag wax naa leen jigéen ñi bi ma leen recevoir ma ne leen gis nga ay nit suñ dee ànd dañuy xool li leen boole ñu xool ki leen boole ñuy ànd ndax ko te kenn bañ a gis sa sikku morom waaye jigéen ñi li yàq seen ànd souvent mooy diw de dafay mbaraat diw dafa am fan diw dafay leen te dama ne leen ku ne dina yor sa kopp sa paan sa biir kër di jëndi kopp jàmm ab ànd pour mu rafet da ngay bàyyi ku nekk ak cëggal gu yëpp ngeen xool li leen boole ngeen nekk ci loolu ndax ku ne am na loo bëggul kenn xamaloo waykat bu mag bi Youssou Ndour dafa doon wax ne guddi bu doon toog moom yàgg mu doon bëccëg dina ko mu lool donc nañuy suturaalante bàyyi wax ñu ñaaw bàyyi xasante bàyyi gaaruwaale bàyyi jëw ak wax lu dul dëgg politiciens yi les hommes politiques dafa am ñett yu ñeen di bàkkee te looloo tax ñëpp baleen lu ñu la dénk nga sàcc ko koo digaaleel war ko lu mu la wax du dëgg dem nañ ba xale yi li ñuy fooye mooy soo waxee lu du dëgg ñu ne moom dafay politique rek moo tax ñu war a changer jikko yi war a xam ne lenn rek moo mën a maye ndam mooy ànd tey waxante dëgg ndax bi ngeen àndee ñëpp di wut si ne leen bi ngeen di waxante dëgg ñëpp dinañ ànd ak yéen te lu ngeen songu daan ko di ngeen am ndax damay profiter ci occasion pour wax ne dañuy tàllal ñëpp loxo ñu ànd nekk benn Thiès ñetti commune d'arrondissement moo am ci commune ñetti commune muy est ouest nord benn conseil départemental te li fi nekk ci ay responsable mën na 20 te mënuñoo fexe ba élection yi du am ñetti maire ak benn président conseil départemental donc yàlla noppi na démb tey doogu ñu donc nañu dal régler xam ne yàlla ji ba muy séddale ku mën a yàq yegg fa bay yàq donc nañu ànd nekk benn parce que bu ñu àndee d'abord dañuy gagné waaye léegi nag suñu demee ba ñu ne diw mii moo jiitu na ñëpp ànd ci moom ñu nangu ànd ko nangul ko parce que képp koo xam ne doo nangul kenn du la nangul suba donc damay wax ne taskatu xabaar yi tout le temps ñu ne ma yow est-ce que candidat nga maire ma ne leen moi mes ambitions pour ma ville de Thiès reste intacte mais dama bokk ci coalition bokk ci parti ànd ak ay kilifa il faut que ñu waxtaan ba ñu ne ñun kat équipe bi nii la ñu d'accord ana ci ànd ñëpp àndandoo ñu demoon loolu mooy rafetal ab ànd waaye chaque jour rek nga gis ku jóg bëgg naa lii bëgg naa lii bëgg naa lii ñëpp bëgg nañ mais il faut que nit ñi xam ne dafa am benn cohésion boo xam ne suñu ko amee dinañ continuer wax naa jigéen ñi ne leen en tout cas man de dinaa continuer di waxtaan ak ñëpp di continuer tàllal suñu loxo ñëpp képp koo xam ne ñëwul fii tax am ngant dinañu ko seeti waxtaan ak moom ne leen dañoo bëgg ngeen ànd nekk benn parce que ku gis li am fii tey noo xam ne du ay foofu
dama ne xam nga ni xale yi jigéen ñi naan du ay fo non du ay fo donc ñu ngi leen di encouragé di leen wax ne ñun suñu engagement démb mooy suñu engagement bu tey département bi yëpp dañu bëgg a continuer ni nga xam ne noonu lañ doon defee di ci ànd di ci teg loxo ñu continuer loolu parce que toutes les femmes du département ñëw nañ teew fii kii nga xam ne député la nekk seen biir muy Soxna Fatou Sène firndeel la ko ñi nga xamante ni mooy Serigne Fallou Sall ñëwoon na fi képp koo xamante ni responsable nga nekk dans le département ñëw nga fii wala nga yónnee muy góor di jigéen di mag di ndaw. Je voudrais aussi profiter ici pour lancer un message à l'endroit de la jeunesse jeunes yi dañu war a ànd nekk benn dañu war a xool ci jigéen ñi xool ci seen responsable yi nga xam ne président de la république conseil présidentiel bi mu def bërki démb jagleel ko ndaw ñi war na tax képp kuy jeune nga xam ne réew mi war nga ci am kàddu te nit nag waroo am ci réew kàddu ba pare bëgg ko caaxaane di nangu ci ay nit di la utiliser pour defal seen xeex ay mag ci boppam dañoo war a bàyyi di utiliser ay xale pour xeexandoo seen biir parce que xeex sax d'abord moo baaxul waxuma laa nag nga bëgg ci utiliser koo xam ne xale tax alors Ndiaye day wax ne xale moomin la te moomin xamul dara donc ñun mënuñu en vouloir à la jeunesse li ñuy def mooy continuer di leen tàllal la l'autre jour am na benn réunion boo xam ne dañu ko doon organiser avec les jeunes am jeunes yi ñëw coow nangam am sax ñu ne ma woy il faut nga dem woy parce que coow li ma ne leen ñii jeunes yi maag ñoom ñoo dëkk ci dëkk du ma dem tant que ànduma ak ñoom dem mais ñooñu nañu xam ne amul benn jeune boo xam ne dinaa ci am ak moom xaar ma yàlla parce que dama jàpp ne politique ak xëccoo moo ànd politique ak juuwaloo moo ànd waaye politique àndul ak noonante su ngeen xëccoo féewaloo ba ngeen ñëw toog waxtaan na ngeen nangu la nga xam ne moom la majorité bi dogal ngeen ànd ci pour am ndam c'est ce conseil que je donne à la jeunesse de l'Alliance pour la République à la jeunesse de Benno Bokk Yaakaar di nuyu nag suñu sœur madame la ministre Ndeye Tické Ndiaye Diop nekk ambassadeur ñu nommé ko parce que mënoon na ne nommé nañ ma rek dégg nekk ko ministre damay bàyyi yëf yi waaye nekkul ministre nommé nañ ko ambassadeur waaye bi jigéen ñi soxlaa yëkkat jàpp na poosam ñëw jàppale leen loolu lu am solo la il faut le dire parce que nit nag c'est pas parce que peut-être mën ngeen a bañ a bokk xalaat que bu defee loo xam ne lu am solo la ñu war a wax la kenn du ko wax donc ñu ngi koy sant di ko gërëm di sant képp koo xam ne jàppale nga jigéen ñi à commencer par le coordonnateur départemental monsieur le ministre d'État ñun dañu lay sant di la gërëm ndax soo gisee ma ne dama lay sant di la gërëm peut-être jigéen ñi mën nañu bañ a xam waaye fële ñu nekk ndoo Dakar jàpp naa ne ku fa tudd Thiès wala nga tudd ko waa Thiès jël nga jóg nga dal ci kaw te nit ñi koo wax Augustin président Macky Sall bu gisee image yi dina kontaan dara donc jigéenu Thiès à la tête desquels suñu xarit Seynabou Ndiéguène ñu ngi leen di gërëm ñu ngi leen di sant président Mbow wax na ko
mais dama bëgg suñu xel dem ci suñu mbokk yi nga xam ni ñoo àndoon démb te fekke wuñu bésu tey ñu ñaanal leen suñu borom xare leen àjjana di nuyu bu baax le président Idrissa Seck, président du Conseil économique, social et environnemental. di ko nuyu di ko gërëm di tàllal loxo waa réew mi ñi nga xam ni ñi ngi fii ci département de Thiès ci ndigalu président de la République ñoom ñaar ñu ànd ci yaatal la ñu wax yàlla def président de la République ci boppam moo ànd ak Idrissa Seck mu yaatal ñun nag gëm naa ni xam nañu li nga xam ni moom la ñu yebal maa ngi nuyu les deux parrains président Abdou Mbow ak sama sœur Ndeye Soukey Gueye Ndeye Soukey la brave Ndeye Soukey engagé depuis 2008 te xaddiwoo benn yoon war nga xam ni tey jigéenu Thiès décision bi ñu jël sargal président Abdou Mbow ak Ndeye Soukey juumu leen. Vous ne pouviez pas faire meilleur choix parce que ce sont deux personnes engagées, déterminées à accompagner monsieur le président de la République et à travailler à l'émergence de Thiès et de notre pays. Sokhna Awa Niang, honorable député questeur, maa ngi lay nuyu maa ngi lay sant maa ngi nuyu tous les responsables de Benno Bokk Yakaar maa ngi nuyu tous les militants de Benno Bokk Yakaar yi nekk ci département de Thiès di wax ni li ngeen def tey def di un pas décisif parce que unité bi ngeen woote unité bi ngeen teg nii moom le président de la République xaar ci yéen du ma dugg ci réalisation président de la République parce que gëm naa ni weddi gis bokk ci quand il arrivera le moment du bilan il se fera yàlla def cérémonie bi ngeen def tey un acte de solidarité pendant le Ramadan musulman, acte de solidarité pendant lequel vous êtes dans la piété, mais vous avez décidé, même si vous êtes en abstinence, de travailler à la solidarité moo tax ngeen waxtaan teg lii te am naa yaakaar ni li ngeen bëgg di ngeen ko ci am parce que gëm naa ni la réponse a été favorable ñu ci bare participer nañu ci bés bi mais unité bi moo ci am solo donc di leen wax ni compte rendu sera fait à monsieur le président de la République pour li ngeen def tey c'est comme maa ngi leen koy waxaat ànd bi nekk benn moo am solo ànd bi nekk benn c'est vrai je pense que démb am na lu ma yónnee woon foofu à la permanence jot ngeen ci sama yaram dafa daw te am ab séeréer la te am na ay tukulóor yu ma jege dinaa ci teg 1 million. loolu pour wax leen ni dañoo ànd te dañoo bëgg ñu ngi leen di encouragé soxna Seynabou ñu ngi lay encouragé ci voie bi nga jël ànd ci ak jigéenu département bi ñoom ñëpp du ma cité kenn parce que bu ma limee juum mais maa ngi leen di gis yéen yëpp maa ngi leen di bëgge maa ngi leen di sant maa ngi leen di gërëm jërëjëf. jël lu mel ni Ramadan nga xam ni weeru barkel la weeru partage la nga initié ci action bu mel nii boo xam ni solidarité la mënoon nañu taxaw def seen meeting
yooxu tàccu fecc dem wala def seen conférence dem mais dañuy choisir ay dons ay ceeb diwlin tàndarma di ko séddale ci population bi mu nekk lu am solo loo xam ne population bi da koo soxla fi mu ne surtout ci contexte bi nga xam ne ci pandémie bi nañ nekk donc en tout cas maa ngi leen di féliciter di wax suñu mbégte ci teewaay bi fi teew di ñaan yàlla mu dimbale ñu mën a pérenniser action yi mel ni ci si cadre yi fi jib aussi ñu ngi wax toujours appel à l'unité am ngeen ay yeneen gan yoo xam ne dañ leen fekk si yéen a war a gën a yaatal de seen mbokk waa réew mi. waaw xam nga ñooñu ñu ngi koy wax tantôt rek je crois que ñoo bokkoon suñu dëkk bokkoon Thiès gi mais dara ñaaw fi ñu féete benn côté ñu féete benn côté mais boo ñu musaane gis sax ak yenn responsable yi day mel ni ñoo bokk benn parti donc tey on est très à l'aise je pense que duñu am benn problème pour que la mayonnaise mën a jël mën a prendre parce que suñuy sœur fi nekk kër goo dugg am na ku nekk APR am na ku nekk réew mi donc pour que synergie bi am day yomb lool en tout cas ñu ngeen di tàllal loxo di wax toute notre disponibilité à ce que ñu renforcer cette grande coalition di ci profité pour féliciter le président Idrissa Seck parce que wanewaat na encore une fois de plus que intérêt Sénégal kese moo ko tax a jóg donc grande coalition boo xam ne bu ñu ci jógee dinañ mën a gën a taxaw liggéey Sénégal parce que liggéey Sénégal moo am solo te ñu def politique moo tax di ko. ndax tànn bi dina yomb maire yi ak conseil départemental yi jëm. dafay laaj waxtaan rek je pense que ñu def politique ambition moo tax waaye boo jiitalee intérêt collectif bi yaakaar naa ne ñëpp mënuñoo nekk maire ñëpp mënuñoo nekk conseil départemental mais li ci am solo ñu waxtaan ba bu ñu tapee ku ne gis ci sa bopp ñi nga xam ni choisir leen aussi ñu mën a jàpp ci liggéey bi góorgóorlu ba coalition bi mën a gagné loolu moo ci am solo. Merci. Un grand prompt rétablissement. La communication du directoire départemental des femmes de Benno, aujourd'hui élargie à la grande majorité présidentielle. L'année dernière, on a été frappé par le coronavirus. Aujourd'hui, vous avez démontré votre capacité de mobilisation. Mais au-delà, pourquoi ce format, une journée de solidarité, mais surtout de sargal? Oui, en ce mois béni de Ramadan, les femmes du Benno Bokk Yakaar, comme à l'accoutumée, organiser des journées religieuses. Il faut qu'on recommence. Voilà Babacar. En ce mois béni de Ramadan, comme à l'accoutumée, les femmes organisaient des journées religieuses et tiraient des billets pour la messe. Mais cette fois-ci, avec la pandémie, le Covid-19, nous avons pensé faire autrement. Autrement, c'est créer la solidarité et la paix. Parce que nul n'est censé ignorer qu'après cette pandémie, il y a eu des impactés dans cette ville, dans ce département. Alors nous avons jugé utile et plus raisonnable d'organiser une journée de solidarité et de paix pour venir en aide à nos sœurs qui sont dans le besoin. Pourquoi le sargal porté sur l'honorable député? Oui, c'est tout simplement pour notre frère Abdou Mbow. Tout le monde a vu que Abdou ne ménage aucun effort pour aider le président à sortir de certaines difficultés politiques. Il l'a toujours fait, il l'a toujours accompagné. Donc, tout récemment, vous l'avez suivi avec nous, il y a eu ces débats qui se passent dans ce pays-là. La population a parlé au président, mais le président a entendu. Il a entendu le cri de son peuple et il a réagi. Et au même moment, Abdou Mbow était à ses côtés. Donc Abdou Mbow, comme toujours, Abdou Mbow travaille avec nous, travaille avec le président pour le soutenir. Est-ce à dire que vous êtes en train de préparer Abdou Mbow pour le futur maire de Thiès? Non, pas du tout. Abdou Mbow est toujours avec nous. De toutes les façons, on n'est pas en ces moments, on n'est pas en ces jours. Ndeye Soukeye Gueye, pourquoi? Ndeye Soukeye Gueye aussi parce qu'elle a été toujours avec le président de la République. Une femme très courageuse, très patiente, mais très motivée. Raison pour laquelle on a passé aujourd'hui faire ce sargal, c'est normal. C'est normal. Les problèmes ne manquent pas aujourd'hui. Quelles sont les ambitions pour les femmes du département? En tout cas, pour l'instant, peut-être il y a des ambitions, mais ce n'est pas manifesté. Parce que tout simplement, nous sommes à la quête de l'unité, à la quête de la solidarité. Donc tout ce qui se fera dans l'unité, dans un consensus. Tout, je veux dire tout.
il faut qu'on discute, il faut qu'on partage. Une seule femme députée, une seule conseillère, ça vous suffit? Pas de femme maire dans tout le département? Non, pas du tout. Mais nous allons discuter, nous allons échanger pour voir comment il faut régler tous ces problèmes-là et mettre en valeur ces vaillantes. Ces dons sont destinés à... wolof. nga waxal ñu lu waral bëccëg bi ak journée de solidarité ak ñan ngeen jagleel ndimbal bi. jërëjëf Babacar comme niñ ko daan defee rek chaque mois de Ramadan dañ daan organiser ay journée religieuse di tirer ay billets Makka di si yóbbu suñuy nawle mais bi Covid bi dikkee pandémie bi ñëw ku nekk xam na ne jigéen ñi fi ñu toll seen doole néew na. donc loolu ñu daan def moo tax ñu soppi ko tey def ko journée de solidarité et journée de paix. dem wuti ay denrées alimentaires ceeb suukar diwlin tàndarma pour mën ko séddale sunu jigéen ñi nga xam ne tey ñoom la seen doole. yéen a laabu seen poche wala président Macky Sall lañ ko def. sunu responsable yëpp lamb nañu seen poche toutes les bonnes volontés lamb nañu seen poche li fi ñëw nii ñi dëkk Thiès ak ñi dëkk fu nekk rek ñoo ko def parce que at mii nag weer wi laa wax bëgg a wax sax weeru tuyaaba la weeru yërmande la. kon biñ ko yëkkatee ñëpp ci ñëw jàpp ñëpp si dugal si biir kàddu yi ñu bari ñu ngi woote ngir gën a tàbb xol yi gën a yaatal nekk benn fekkoon na jigéen ñi yéen mobilisation wane ngeen ko ñoom dañ leen joxul gëdd bu ngeen war a am ci biir bennoo gi si département Thiès. waaw jox nañu sax gëdd waaye dafa desoon parce que jigéen ñi ci seen bopp nag ñoo organisé wul woon mais tey dañu xool ne ñun ñëpp ay magi jëmm lañu ay responsable lañu et il faut être généreuse dans la vie. dañu war kenn ku ci nekk nga am ubbi sa xol nga yéene sa morom jàmm donc suñ ko defee rek lii ñu réussir nii mën nañu réussir lu ëpp loolu. beneen bi benn député mooy jigéen benn au conseil de collectivité territoriale ñaar si biir département bi. waaw mooy li ma wax rek benn jigéen maire pourtant xam-xam rek lépp fi ndax yéen a bëggul. waaw mooy li ma wax rek xam nga bu ñu nekkee te organisé wuñu doo xam kan ngay waxal doo xam kuy tabbu xeex bi day bari xuloo bi day bari mais bu ñu àndee rek dinañu doolante dinañu pousse le leadership féminin mu jëm ca kaw. merci pour le rappel deux députés may ñu ma ñaari seen et suivant journée de solidarité et surtout mobilisation yu jigéen ñi benn. waaw maa ngi nuyu ñëpp di leen sant di commencé tam par ñi nga xam ne ñoom ñoo ko jiital parce que su commencé ci Seynabou Ndiéguène mi nga xam ne moom la ñëpp ànd ñu jiital ko wax dëgg yàlla ku ne gis na yàgg na ci parti bi ku ne gis na lim fi daal moo tax ñu jiital ko te ñu koy sant bu baax ak soxna ay dara tam mi nekk yore communication ak ñëpp jigéen ñi si jàpp ñëpp ñoo si jàpp jigéen ñëpp daal bi yoon dañoo nekk benn bopp ànd bokk ndey bokk baay taxaw jàppoo di liggéey daal incha allah. waaw loolu est-ce que seen kilifa yi ñëw bokk yéen jotaay bi gëm ngeen ne dégg nañu discours bi. suñu kilifa yi dégg nañ ko ndax tam ñoom li leen handicapé woon mooy li ñu nekkul woon benn mais comme nii léegi nekk nañ benn defe naa ne suñu kilifa yi dinañ dégg suñu kàddu bu baax a baax. ci ban côté ngeen xaar président Macky Sall mu jàppale jigéen ñi benn. waaw ñu ngi koy xaar ci côté yëpp mu jàppale waat ñu ndax mi ngi ñuy jàppale day dolli jàppale bi kay dañ koy wax mu dolli waat ndax mi ngi jàpp mu jàppale jigéenu boobu Benno Bokk Yaakaar bi jigéenu mouvance présidentielle la ñuy wax. si ban côté jox leen ay poste wala jàppale leen financement wala la jox ñu lépp la ñu wax jàppale ñu ay poste jox ñu ay financement defal ñu yëpp gaa mi ñu def daal lépp daal la ñu bëgg parce que mën a autonomisation de la femme loolu la ñu bëgg incha allah te fi ngi ci moom lañ bëgg. d'accord merci. liggéey bi nga def ci parti bi 2008 ba léegi ak président Macky Sall tey jii ndax mënees na wax dañ la ñaax pour nga gënaat feddale sa ànd ak président Macky Sall. waaw duñ may ma ba pare balaa may wax quoi que ce soit ngeen may ma sant suñu borom ba pare parce que tey bu ñu demee benn waxtu dërëm war a ñaaxaat may sant yàlla bi ma ko fekkee parce que 2008 dama tàmbalee dafa yàgg tey gën ma delloo njukkal samay xarit yu jigéen samay morom ñoo ma delloo njukkal ma di leen si gërëm aussi di leen remercier parce que c'est pas évident mu leen neexoon aussi tamit jeunesse cœur bu ñu am bu leen neexoon duñ ko def ñaaxaat bi aussi mi ngi noonu ñaaxaat nag mi ngi noonu daal waaw dinañ jéem parce que Macky laa gëm mu neex mu metti Macky laa gëm daal loolu lu ba léegi yàgg na lu ma fi bàyyi wala dara condition lay demee ak ngëm lu ma waaw te lépp lu mu laaj tamit dinaa ko def bu neexee yàlla. mais nga ñaax léegi sa yeneen mbokk jigéen ñi mais surtout ki def responsable góor yi. waaw responsable góor yi de li may wax daal man daal xam nga li ma yàgg prôné rek mooy unité
man moom ku ma xool xam ne dafa daan am na ku ma ko mosoon a tuddee dama may mère Teresa après man du ma dox su lu may unité moom damay léeg-léeg sax ñu ne mënuma politique parce que man dama gëm ne politique dafa war a rafet dañu dafa unité ñu ànd doon benn parce que pour lu ñu dëgmal wax dëgg yàlla bu ñu àndul doon benn féewaloo parce que lu démb fi la ma fekk liste parallèle yi sensibilité yi moo tas Thiès nee naa leen Macky Sall amul militant à Thiès sensibilité ku ñu fal nga ne man ñëpp topp te man na dama ko yàgg a dénoncé mënu ma jiitu si parti bi du topp si gannaaw kenn maa ngi si gan sama xarit Augustin Tine di sama compagnon de guerre mais sensibilité yi nañ ko bàyyi waaw tant que sensibilité yi mi ngi fi dara du rek loolu ma waxoon démb moom laay waxaat tey du ma si bougé dara yoota kon yow boo ko gis-gis ñenn ñi wax ne Augustin sax dafa war a abonné ñu jox keneen mu non fu muy abonné Augustin moo fi nekkoon ba muy métti au moment de la traversée du désert de l'opposition au moment incertain moom moo fi nekkoon fu Augustin jëm Augustin fan la jëm. waaw mais am na ñeneen ñoo am ambition. waaw mais kooku ñoom seen mais ñeneen ñi kenn personne ne détient le monopole de l'unanimité ku mu neex aussi tamit nga wax mais kuy wax te fekk fi démb xool Augustin fu mu jaar fa ko Macky Sall la teg Augustin dafa bougé dama yoota waaw ku bëgg na da ngay nangu rek ànd ak moom waaw loolu mooy yoon waaye jóge fi nga ñëw ma ñëw toog dafa yomb dañu bàyyi ñu fi nekkoon ba ñuy sonn lii dafa am ñu fi nekkoon sonn ko togg ko ba mu ñor nag ba mu neex na nga ñëw daw mel ni ay njéeréer taxaw na jóge leen fi c'est trop facile quand même c'est trop facile ah. ok léegi jigéen ñi yan kàddu ngay ñaax njiit non jigéen ñi de lu may wax daal sant leen Macky Sall na renforcer jigéen ñi aussi parce que nomination yi kenn merew ko aussi mais nag gëstu jigéen ñi aussi dañuy faral di jël jigéen ñi di leen xaaw a ba banaliser naa jigéen ñi jàng ñu ce ne sont pas les diplômes qui font la compétence base bi mooy fal nañu fal jigéen ñi nañu jox cër jigéen ñi ñee ñu fi fal ñu doon ay yor ay nu mu tuddati ay diplômé yëpp gisuma lu ñu fi def lan la ñu prouvé. jigéen ñi ñoo yor kër yi yor njaboot yi président mi ngi jàppale xale yi. waaw mi ngi leen di jàppale président moom kenn werantewul li mu mën na mu ngi koy def crise bi dafa ñëw Covid ñëw bouleversé lépp te mu nekk loo xamante ne waxuma la Sénégal mais c'est au niveau mondial c'est dans toute l'humanité tout entière comme président lu mu mën def nag Covid moo ñëw na yàq lu bëri xanaa du ma def lu may xale yi ñoo leen jur ñooy seen waajur ñu gën a muñ te muñoon Macky Sall ñoom la gëm te lu muy def moom ñoom la 2035 ñu ñaan yàlla mu fekk ñu fi waaye Sénégal dana dépassé yàlla bu yaakaar tas. Ndeye Soukeye Gueye ndax pare na pour jiite benn liste ndax nekk maire fii Thiès. waaw jiite benn liste de moom day xam ne moom du ma daw ma waaw bu ma pare na bu ñu baaxee dañ may jiital ma parce que Ndeye Soukeye rek doy na thème campagne Babacar. man rek doy na thème campagne. ma ne buñ ma mënti jox rek waaw l'essentiel la que ñu dem rek dañu am cohésion leen dem rek ñu am si ndam may sant may gërëmaan nga may ma aussi tamit ñëw Idrissa Seck bi aussi day nekk loo xamante ne day gën a consolider suñu hégémonie au niveau national lay ñu koy wax dalal ak jàmm di ko souhaiter le bienvenu waaw. moom lay àndal incha allah rabbi du ma bouger mètre tànk gisatuma président Macky Sall fii ak maa ngi koy gis ci kàddoom laa fas yéene dox ci kàddoom laa fas yéene waxe ci lépp lu ma bëgg itam ci laa fas yéene di ko ñaanal fa mu bëgg a jëme Sénégal itam mook le ministre Augustin Tine fépp fu ñu bëgg a jëme Sénégal yàlla nañ fa yàlla yegg. laata ñuy koor le 10 bi passé gis nañu xale yi jadis yi ñëw ànd ak yow feesal auditorium bi ndax liggéey boobu nga def si ndaw yi mën na sa ko xaar nga def ko si jigéen ñi. defati ba sonn ndax jëkk naa ko def ca complexe ba def naa ko ci buntu jumaay Medina Fall def naa ko ñetti yoon métti ko sama buntu kër sama koñu kër te benn bu ci nekk macha allah tubaarkàlla xaj na dañu ko yàgg di jaar ci kaw di ko récupérer mais li ma yàgg a def moom ci biir Thiès ci zone nord ñëpp gis nañ ko ñëpp teg nañ seen bët. ndax da nga daan liggéey rek te wane woo say ambition dëggal sa bopp moo tax ñeneen ñi récupérer ko ndax bi yoon Awa Doucouré pare na pour jël mairie Thiès Nord. ci kaw li président wax rek fu ma président wala daal maaw fi bu ne bu ma ne àndal ak moom liggéey rek ma compter surtout boobu. ndax dina yomb jigéen ñi ak responsable nekk benn loolu la ñaax. moom la ñu bëgg ndax
bi nga xamante ne suñu xarit suñu doom mi nga xamee ne mooy Adjaratou Seynabou Ndiéguène jóg na taxaw woote loolu dañ koy nangul ndax nag moo ko woote moom la ci xelam dem mu woote ko kon dañ cay ànd ak moom ndax ñun jàmm rek la ñuy wër ndax jàmm li tax ñu di ko wër di wër wàllu social mooy lu ko sagal président lu ko sigil lu ko jàppale ndax fu jàmm amul dara amul. le président mi ngi jéem mi ngi def waaye mel na ne doyul xale yi nee nañu dëkk bi am na ñu ko santale bëgguma ko jaar ne waaye daanaka métti na. bu ngeen di ñaaxaat président métti gi rek moom daanoo dajul suuf waaye nag ku ne xam ne ne président moom mi ngi liggéey te mi ngi jëf man day wax dëgg yàlla rafetlu naa taxawaayam naw naa ko itam waaw di ko ñaanal yàlla itam yàlla na nga yàlla téeñal ba lépp gën a woyof ci moom lépp gën a yomb ci moom ba mu gën a yaatu. ñëw Idrissa Seck lu mu leen di def ak ñu ngeen fas yéene liggéey ak njabootam. kontaan ci loolu ndax nag nit ki woon na ndax léeg-léeg nga dugg ci kër ñii ànd ak yow ñii ànd ak nit kon tey dangay dem ba yow dangay jaaxle wala dangay am kersa ndax dangay gis nit ñi dangay ngar ngir yow wala ñu xuloo ngir yow te ma ne loolu yëpp àddina jarul ndax lu ko ci mën a doon rek àddina la kon dama naan loolu yëpp àddina jarul kon tey bu ñu gisee Idrissa Seck ànd ak président Macky Sall man day dama ciy kontaan di santaat yàlla di ci gën a sant yàlla ndax boole gi muy boole famille yi boole gi muy boole famille yi ci biir kër gi rek mooy sama opinion. jërëjëf docteur. di sant itam di gërëm képp ku toowoon ci forum bi ñëpp laa gërëm ñëpp laa sant parce que forum bi même forum bi am na ñoo xam ne ñii dañu taxaw ni ñoom ñoo def forum bi or que man maa waxtaan ak samay mouvement ne leen comme yàlla dogal na président bëgg na dimbali njaboot gi ndaw gi bëgg na jàppale xale yi te yéen ay jeune ngeen ay xale ngeen wax dëgg yàlla su ma sañoon ngeen yàgg a taxaw sama wet di ma jàppale surtout ku demee ne ki Boubacar Baldé mële même organisation bi ñu ma jox tey su ma ko attanee mbaa man am ko am fitu nangu ko ba mu réussir ba mel nii c'est yàlla la ak Boubacar Baldé ak sama doom Djibril Sow ñoo tax ñoo ma fital ba ma ñemee nangu lii parce que ku ne xam ne organisation métti na te mag laa xam naa ne mënatu ma ko sax mais ñoo ma fital ndax xam naa ne ñoo ngi sama kanam ñoo ngi sama gannaaw ak sama xale yi nga xamante ne ñoo formé tuddee seen bopp les Linguère de Awa Doucouré ñëpp nekk sama kanam ñëpp gis na leen ñu ngi fii ci biir manifestation bi donc maa ngi leen di sant di leen gërëm di kontaan ci ñoom di ñaan ci yàlla seen taxawaay yal na yàlla yaagal ko ci sama kanam jërëjëf.